métti na trop tey moo tax loolu nag moo waraloon tey suñu jotaay bii jotaay la boo xam ne dañ ko waajuñu ko ba nga xam ne tamit ñëwee naa fi ñaari casquette ñëwee naa fi un lutteur bu jot avance comme tous les lutteurs boo xam ne sax amaguma date mais malgré loolu teg naa ko nële mais ñi nga xam ne sama nawle mbër yi nga xam ne tey semaine la leen desoon comme le cas de Balla Gaye Bombardier dama leen ñeewantal bu ma yëgee nouvelle bi nii dama tiit parce que dama ko xool ci sama bopp malgré que nag comprendre nañ situation dëkk bi comprendre nañ feebar bi jéggi na dayoo dañ doon wax rek ci xale la ci mag lay yem mi ngi faagaagal xale yi bërki démb dama dem hôpitalu Pikine bii rek mais la ma fa gis maare day tàlli accepté nañu santé amul prix mais nag il faut que yu mel nii nag bu amee ñun dañuy teel a bëgg am information parce que tamit ku newul mettiwul rek dafa laa dalul parce que nag boo xoolee dans les autres pays coow li lu muy bari yëpp mooy état yi ñu ngi accompagner sport yi fay nekk kenn tëjul mais pourquoi yii bu amee état bi warul jël les devants mais doo la dernière fois mën nañ comprendre ni première fois bi mu amee comprendre nañu dafa ak mbir moom à l'époque dafa na kott ni jodd ñëpp accepté ko kenn waxul kenn yéeyu ci yàbbiwu ci mais bi tey lii tax muy metti ci xol muy metti promoteur di metti lutteur di metti amateur mooy xam nañu mi ngi ñëw kon alerte bi warul jékki-jékki rek première journée bi nga xam ne kii da ko tëggoon mu tudd le promoteur première journée bi ñi nga xam dañ ko dax information bi ci waroon am diggante CNG avec le promoteur ça devait pas se passer comme ça CNG am na obligation wu concerté wu avec le promoteur dégg seetaan naa benn émission boo xam ne ñoom c'est le CNG et le promoteur amoon nañ certitude ne ni ba samedi bi amuñu service d'ordre kon ça veut dire que obligation la pour CNG yi nga xam ne mooy suñu kilifa ñoo fi nekk ñu def communiqué na lamb bi bu war a am dimanche bu amul service d'ordre lamb ji du am ñëpp yëg ko informé ko le promoteur bi informé ko mbër bi mais parce que nag coow li muy bari yëpp muy am na mbër yoo xam ne ñëw nañu bay sax am na mbër yoo xam ne financé nañ seen xaalis yëguñu te loolu tey buñ ko alerté woon du métti lii tamit xew dañ koy jël avec philosophie di masawu suñu ay mbokk mbër di masawu suñu ay mbokk promoteur parce que promoteur lu ñu njàgg mooy njàgg parce que mooy jël dama naan promoteur dafa mel ni baykat moo xam ni day jël xaalisam investir ko dugal ko ci suuf si di xaar ndax na taw do taw mën naa taw ñaari yoon la mu jiwoon yëpp nëpp mu demaat refaire la même chose imaginez, je vous donne exemple pour le combat de Siteu ak Papa Sow boobu rek mën naa ci jël exemple daaw la woon ci heure bii avant may ñëw nii rek maa ngi doon communiquer ak Siteu di ko apaiser di ko masawu comme ni mu ko war a defee ko comme ak ñëpp parce que ñun ñëpp on est une famille nous sommes une association di ko masawu di masawu keneen ak ay moromam yëpp parce que tey combat boo xam ne daaw la woon ci heure bii nga préparer un combat ba mu des une semaine ñu reporter combat bi ñu dem ba corona bi xaw a apaiser tuuti ñu jàppaat ay bés nga demaat ba combat bi desaat une semaine xaw ma 2 semaines ñu reporter waat le combat kooku tey boo amul ci moom yërmande amoo yërmande ci promoteur bi xaw ma ci kan ngay am yërmande encore une fois c'est très dur comprendre nañu situation bu dëkk bi feebar bi mi ngi def ravage bu doy waar suñu ay yaay ñu ngi faatu suñu ay papa ñu ngi faatu suñu ay rakk suñu ay doom mais nag
il faut solution mënta ñàkk solution venant de boo xam ne day jóge ci état mënul ñàkk parce que tamit quoi qu'on dise rek mooy tey sport yi nga dégg ci àddina bi yëpp seen état mi ngi leen di accompagner mais loolu nag du décision bu état di toog ci ruq toog ñi nga xam ne dañu ŋànk làmb ñi nga xam ne dañu nekk ci biir il faut que nga impliquer leen toog waxtaan ak ñoom bu waxtaan amee rek solution day am. mais Gris li ma lay déggee ngay wax nii. est-ce que yéen li ngeen doon xeex. li ngeen bëggoon mu am est-ce que am na yéen c'est-à-dire man su ma déggee wax bi mooy làmb li mu doon xeex mooy Alioune Sarr jóge woon fi quoi parce que CNG bii fi nekk nii maa ngi la dégg léegi nga ni communication amul ci digganteem ak le promoteur bi waroon organiser ba échec boobu am CNG communication amul ci digganteem moom ak sunu ay supérieur et le rôle du CNG ci biir làmb ak ci lan lay def kon lan la CNG di jëriñ ci làmb. mooy li ma lay wax rek tout à l'heure nee naa la communication fu mu amul rek y a problème. mënuma concevoir un promoteur bi nga xam ne day remplir na. droit am yëpp. bañ na samedi amul service d'ordre bu amul làmb du am et yow waruloo communiquer peut-être parce que nag Sénégalais dañu am habitude du ñu jël seen ay responsabilités wala du ñu bëgg ku leen pointer du doigt. or que c'est faux nit xew-xew bu amee noo def ñu mën a pointer du doigt à quelqu'un mënul nekk mënul ñàkk CNG dañ leen fi teg état bi leen fi teg mais yooyu bu amee il faut communication ñoom ñoo gën a xam ni tey bu service d'ordre amul y a problème ca kaw la ñu communiquer def communication boobu ñu war a def day setal seen der léeg-léeg day tax ñu am liberté na làmb ji war a am dimanche service d'ordre amul demande nañ ko demande parce que lii lañ doon préparé dañ doon anticiper moo tax li am mais loolu tey pour ñu setal seen der dañ taxaw ni ñun suñu ay les autorités yi nga xam ñu ngi ci kaw nee nañu du ñu jox sécurité kon ça veut dire que bëgguñu làmb am lu bu ko defee loolu dañuy setal seen der mais bu ñu toogee mbër yi dépensé li ñuy dépensé benn mbër xamul li xew loolu y a problème loolu manque de respect la loolu manque de considération la te tamit ñun nous lutteurs quoi qu'on dise bi pandémie bi amee ba léegi ñu ngi joué suñu partition Sénégal nag dafa am lu mu saxoo depuis certain temps loolu la ñu gis te noonu yàlla xam ne yàlla dafa am lu mu ñu mooñee malgré que ay hommes forts lañu waaye nag wax dëgg yàlla am na ci yoo xam ne yàgg nañ ñu victimiser ci yu bari mais nag wax dëgg yàlla yàgg nañu sédd ci yu bari bi pandémie bi amee ba léegi waaye wax dëgg yàlla kenn mësul dégg rek lañ ci am waaye duñu ci gis Sénégal nag depuis certain temps dañu gis de violence de gauche à droite te pour sax nit ñi dégg la sax il faut que violente et c'est pas bien Sénégal baaxul loolu ñun xamuñu loolu ñun suñu violence ci làmb ji la yem nous les lutteurs suñu violence mbër yi ci làmb ji la yem ca géew ga bu jeexee jeex na mais depuis pandémie bi amee ba léegi amul lu ñu traité wul te ñu ngi joué suñu partition en tant que des leaders d'opinion en tant que des responsables en tant que ay nit yoo xam ne li ñu am ci àddina fii lañ ko amee te fii lañ ko delloo. Vous avez été les premiers à alerter. À alerter ci communication ci am suñu ñàq collecter suñu ay fonds propres yoo xam ne tey jëlewuñ ko fenn ku ci nekk la nga génnee ko teg ko ñu dem jàppale ko état. mais Gris bi ngeen sentir yéen ni menace am na. que lamb ji mi ngi jëm ci ñu tëj ko. lamb ji mi ngi parce que li am samedi bële passé mooy année signe. l'association des lutteurs en activité lan la waroon def ci loolu. est-ce que waroon woon communiquer bien avant ay décision bi di waaj. non parce que tey am na loo xam ne ñun yàlla def ñu baaxee ay kilifa noonu kilifa nag du jékki-jékki rek mbir na teel rek il faut nga am ay information pour mën a wax ay argument parce que tey li ñuy wax nii lu ñu maîtriser la parce que ñun nag du ñu ay xale te yàgg nañu bu ñu woon ay mbër sax ay responsable lañ te am nañ ay conseil am nañ ay nit yoo xam ne tey bu ñuy wax dañ leen di sédd parce que tamit dégg teel rek ne damm na baaxul ñun dañuy communiquer selon li xew parce que tamit information yi ñu am laata ñoo ñëw fii
ay information yu solide la yu am base la yu am fu tegu la amul ku ma wóowul ci le monde de la lutte muy promoteur muy amateur muy mbër ku ne parce que bëgguma di wax di sànni su may wax loolu moo taxoon ma dal ci loolu encore une fois mooy ñun mbër pandémie bi mu amee ba léegi dañuy jouer grand rôle lañ ko jouer te defuñu ko dañ ko def parce que nag ci dëkk bi lañ dëkk am loo xam ne dëkk bi population Sénégal moo ko def ci ñun bëri safooñu faalañu ndamooñu tiitaroon lu ñu am population moo ko def ci ñun. léegi man problème bi ma am. mooy laisse-moi finir après nga laaj ma dañu jouer rôle boobu parce que lu ñu am ci àddina rek ñun sénégalais yi ñoo ko def ci ñun bëri bu ñu rombee ñu safoo ñu tiitaroo ñu moo tax pandémie bi mu amee amuñu benn regret ak énergie bi ñu ci dépensé ci cadre jël suñu ay ci communiquer ci sensibiliser ci jël suñu ñàkk li nga xam ne yàlla du ñu ko wërsëgalee dem jàppale ko état amul benn structure boo xam ne moo ñu gën a impacté amul mais malgré tout ça affaire yi ngi gën a métti ci ñun suñu boor jusqu'à présent fi may ak yow nii tey jii bu ñu nee tey on comprend bien la situation du pays ah comprendre nañ ko de ku dem ci hôpitaux yi di nga xam ne feebar bii nekkatul il faut que nit ñi ñàkku ji nit ñi jël ay les mesures barrières qu'il faut xam nañu feebar bi na mu ni muy ravager actuellement nii tey la gën a garaaw parce que dañ doon wax ni ay mag lay rey dañ doon wax ay mais xale yaa ngi faatu xale yi ngi faatu il faut que nit ñi dem vacciner wu ji il faut que nit ñi jël les mesures barrières qu'il faut xale yi il faut que ñu téye seen kër yi vacances yi gars yi doon wax il faut que ñu arrêté ko xale ku ne na nga toog sa kër jël les mesures qu'il faut mais malgré tout ça état bi du rek ni arrêté na toute activité sportive croiser les bras ñun am na lu ñuy xaar ci moom dañu solution la ñuy xaar ci moom. waaw par exemple foofu man sama problème loolu la mooy promoteur bi jox mbër bi avance ba ki dem ba dégg nañu manager yi dem ak chaque jour fa ñu àndee comment par ça mais da ngay dégg manager li ñuy wax dafa clair mooy kiitoo nañu ak le promoteur parce que suñu combat reporté nañ ko ñaari yoon donc dara doxul suñu diggante ñoom donc moom promoteur yi moom war a jox mbër mi rëmi gaaw situation moo am ci Pape Sarr moo nar a am ci Gaston moo nar a am ci Pape Fall donc loolu bu amee situation bu catastrophique bu kaw ci lay doon promoteur yi mënul dépenser ay millions dëgg la pare nañu ko làmb amul muy joxaat mbër mi rëmi gaaw te indi ko. mais comme tey mooy li ma la wax moo tax ma la il faut que état du comprendre nañ ñun comprendre nañ ñu bu baax situation bi fi am mais tey lii tey warul woon mën a demee nii feebar bi dafa jël benn envergure buy avancé di def ay affaire di ravager làmb waruñu jékki-jékki rek stoppé ko nii non mais demal ci yeneen dëkk yi demal ci yeneen discipline yi. compétition yi nga am. Tokyo Jeux olympiques dañ koy encadré ñun làmb ñun Sénégal nag dafa am benn phénomène bu ci nekk benn phénomène bu garaaw mooy pour nit ñi dégg la sax il faut nga yëngal. non mooy li ma lay wax rek xam nga Sénégal te loolu lu doy waar ci dëkk te les lutteurs sont combien frustration mën na yóbbu nit fu ne frustration ak stigmatisation mën na yóbbu nit ci domaine bu ne ñun li ñuy gagné ci làmb ji état mënuñu koo jox suñu gagne-pain la gis nga ni ministre bi di xëyee dem di liggéeyal état noonu la mbër bi di demee di entraîner pour gagner life am pour bu mbokkam feebaree mu faj ko pour bu yaayam nekkee ci jafe-jafe mu faj ko pour bu ay mbokkam amee problème mu faj ko loolu yaakaaru ko fenn ci li muy liggéey mais nii ñu jékki-jékki stoppé làmb ña ko tag nit mënu ko rafetlu ku nekk ci monde de la lutte mënu ko rafetlu parce que am na benn alerte boo xam ne tey waroon nañ ko mën a alerter ci waxtaan mooy li ma lay wax rek yii bu weesoo il faut que tey ñu toog waxtaan parce que tamit li may wax ni Sénégal dañu toll ci benn jamono joo xam ne nii man parfois damay tiit te buñ ko xaar ci ñun parce que tamit bëgguñu ko te yàlla bu mbër
am mentalité boobu mooy tey dama am lu ma naqari il faut que ma wàcc si tali bi pour saafara ko non parce que depuis certain temps loolu moo fi am pour nga am lu la naqari il faut nga yëngal mais mbër yi amul ku ci frustré wul ah les lutteurs koo ci demoon tey tàllal ko micro boo leen jógee fii ku ci nekk mbër yi nga xam dañu rapporté seen combat yi Balla Gaye bi nga xam ne li muy investir ci boppam man ëpp na leen ëpp na 30 millions bu ñu rapporté combat am comment il va faire loolu da koy perte Siteu Papa Sow kan moo leen di fu ñuy jëlatee lu leen c'est la deuxième fois ku leen di joxaat xaalis et tant d'autres promoteurs yi nga xam dañ ko tëgg fan lañ jëm ñi ngi doon xaar seen reliquat ñu bëree ba pare loolu ñu jot rek la seen affaire mais loolu tey boo arrêté ba pare yaa solution doo ko trouver da ngay toog neen arrêté na toute activité on comprend parce que feebar bi la mais nag doo def nii. mais est-ce que ñàkk ànd bi ñu wax ci làmb tamit amul tamit benn affaire bu ngeen fàtte la gis nañ ni promoteurs yi ànd bi gars yi manager yi ba ci est-ce que tamit loolu amul dara lu mu joué tamit. non loolu moo mës a nekk ci làmb moom boo xoolee ñaata association moo fi nekk mais loolu taxul ku ci nekk rek da ngay dem ak sa li la sa xel may rek moom ngay demee mais loolu taxul loolu xaw nañu parce que tamit bu ñu nekkoon benn say bu ñu yuuxoo ñëpp dégguñu mais parfois mbooloo mooy doole mais bu nekkee ñun ñëpp dañu bokk làmb promoteur mbër amateur ñun ñëpp ñu bokk te problème yi bu amee nii ku ci nekk da ngay demal sa bopp yaakaar ni yow la yooyu de daf ñuy anéanti daf ñuy néewal doole mais làmb tey ñun li ñuy poids bi ñu am ci société bi bu ñu ko xamoon dëgg lépp lu ñu yóotu ci dëkk bi dañ koy jot